diplômé yooyu lan la mooy ñi nga xam ne école bi leen defar ñan la mais mooy école Louis Fadel 1857 ça s'appelle comment l'école des otages lañ koy tuddee maanaam nit ñi yóbboon foofu par force pour di yàq seen jikko di leen jàngal lu bon ak mere nit ku baax du ñu nekkati góor du ñu nekkati tus kon loolu moom mooy daw ba léegi alors donc problème bi mooy il faut que ñu xoolaat suñu jikko yi loolu nag moom ku nekk moom am nga ci sa wàll monseigneur Benjamin Ndiaye Benjamin di ko baax am na ci wàllam sëñ Mountakha moom leer na nañ boo demee usuy subani mbaa géeju am na ci wàll bu dëgër boo demee suna karanta ba kadalika c'est la même chose kon suñu dëkk bi man du ma fàtte moom Thierno Souleymane Baal macha allah kon nañ def ndànk ne xam-xam bi fi am nanu seet ni ko école tubaab bi yàqee ba léegi boo demee Touba mais école coranique yi wala kokki wala feneen ñoo fa ëpp doole léegi jàppale wuñu leen dañ leen di mbëkk rek ñu daal ci suuf dëgg la dëkk bi kon école yi nga xam ne mooy école yiy defar jikko yi waaye du école yooyu rek de couvent et séminaires yi c'est la même chose couvent et séminaires yi waaye tamit li séeréer yi sama mbokku séeréer yi di wax kasak et ndut na maanaam kasak et ndut na mooy fi ñuy defaree jikko mooy comme beaucoup ci joolaay fi ñuy defaree jikko di defar nit ki di ko tabax di ko defaral di am lu muy bañ am lu muy wut am lu mu dul wut moom mooy Sénégal kon Sénégal déedéet manqué wu fi am na fi barewul déedéet bare na fi lool bare na fi de li am mooy li ñuy wax système dafa lay wax ne loolu du dara du tus ce qui fait que li ñu maami joxoon xam-xam lépp mi ngi fi waaye école yi ñoo ko jël ne ku koy wax rek xamul tus xamul dara dañ ko néewal doole waaye mi ngi fi de am na solo kon nag Sénégal ku ko bëgg a defaraat da ngay xam ne sunu dina moom boo demee ci joolaa yi eman jeey mooy jikko ju baax mooy xam-xam boo demee ci pulaar yi suñu mbokk yi lan la gàndal boo demee ci séeréer yi au and wala au fan boo demee ci soninke yi tuwaaxu mooy xam-xam ci soninke saaxole yi boo demee ci suñu mbokku mandeng yi bambara yi comme ni ngeen koy waxee muy londaay wala londo kon en tant que professeur ak li nga fi tënk yëpp taalibe est-ce que jotul kon ñu soppi programme yi ci école yi loolu nag damay nekk ba waxtaan ci waat ak sëñ Mountakha ak monseigneur Benjamin Ndiaye ak le roi d'aussi ak waa Suna Karanta ba ba ñu waxtaanee ba d'accord ci ñoom ñoo ñuy wax daf leen ndànk parce que bëgguñu dëkk bi mu nekk dëkk boo xam ne dañuy xeex comme ni ko Ahmad Bamba moo ko leeral de jihaad nafs mooy lan jihaad nafs mooy dañ ko ne yow dangay def fii dama bëgg a yàq dëkk bi Ahmad Bamba loolu lañ ko doon accusé mu ne leen ñii wax ne damay def jihaad wax nañu dëgg waaye man jihaadu nafs laay def jihaadu nafs mooy jihaad boo xam ne dangay am loo gëm am religion am foo jëm te am loo xam ne doo ko def moom la sëñ Mountakha di wax ne ñii bal ñii pierre bu fi kenn téere bal pëli bu fi kenn dóore ay xeer. kon violence bi justement professeur c'est important defe naa premier point bi nga xamante ni moom lañ bëgg a waxtaanee lu jëm ci actualité politique bi defe naa àndoon nga ak Macky 2012 waaye contexte gi ñu nekk nii dañuy jëm ci élection législative li nga xamante ne moo jëm ci wàllu liste yi defe naa yéeg nga arrêté bi nga xamante ne tukkee na ci ministère de l'intérieur ngir ñu war a bokk waaye tamit liste li nga xamante ni moom mooy wàllu suppléant Benno Bokk Yaakaar dañ ko invalidé waaye lii di liste li nga
nga xamante ni mooy wàllu titulaire Yewwi Askan Wi dañ ko invalidé mu indi coow loo xamante ni ñu ngi yaakaar ni peut-être recours mën na am tukkee ci ñaari kuréel yi ba tax na lii di waa Yewwi Askan Wi ñoom annoncé nañ vendredi bi rassemblement goo xam ne bëgg nañ ko def yow lu jëm ci wàllu xibaar boobu ban jàngat nga ciy def professeur. man Macky ànduma woon ak moom da leer de moom moo yónni nit ne def ma soxla. c'est pas la même chose de. dëgg la. man dama bind l'éthique ceddo. maanaam jikko yu bon yi nga xam ne moom moo fi nekkoon temps au parti socialiste. d'accord. léegi bi waa PDS ñu ngi may dégg de ak ñoom ñëpp. fi ñëpp a ngi lay seetaan bët set. ñu ne. oui vraiment professeur ton livre là. ma ne leen livre bi wóoru ma ne bu ngeen demee ci pouvoir bi. da ngeen dindi éthique ceddo bi PDS bi ñëwee Wade moom extraordinaire la moom. waaye liggéey bi ko gars yi def coincé ko képp ko. dafa def ba nga xam ne ñu bare dañ doon lekk rek ak transhumance équipe. kon problème bi mooy Macky Sall moom moo yónnee. du ma fi wax tur de boo ko waree wax rek naa ko wax. moo yónnee ay nit ne daf ma soxla. man ko nag man dafa am loo xam ne mu mën a gëm. li ma gëm nag moom moo nekk ci déclaration mu ngi nii. te lii yëpp yaa ko bind professeur. ah lii du man rek c'est-à-dire ñun dañuy liggéey ñun ay taalibe lañ dañuy àndandoo di wuti xam-xam di gëstu léegi profession de foi Macky Sall bi yoonu yokkute bi mi ngi nii ci biir profession de foi bi la wax ne dañuy defaraat jikko ji yoonu yokkute état de droit. profession de foi baa ngi nii mais camarade Macky sa profession de foi bi mi ngi nii. sa état de droit. waaw kon état de droit. état de droit tout à fait. waaw bu ñu demee ba ñu ne. Sonko. du bokk. Gakou dañ ko bëgg a dindi. keroog ñu créé problème mon camarade Bougane. Gueye Dany bëgg a dindi àndu nawle. Sëñ Mboup. loolu mooy lan. loolu la fii Macky wax fii se propose de construire un état de droit de justice sociale justice sociale ñu sàcc suufu lébu yi man toujours damay dem di seeti li xew mais suufu lébu yi nañ delloo lébu yi seen suuf nañ delloo waa Fuuta yi seen suuf nañ delloo ñépp seen zircon kii rek la kon problème bi mooy justice sociale bi Macky waxoon de paix prospérité partagée mais am na ay fonctionnaires yoo xam ne ce sont des milliardaires. milliardaires noo mën a nekk fonctionnaire defoo usine defoo entreprise comme Bougane comme kii ba pare nekk milliardaire loolu lan la loolu ça veut dire que société d'accaparement bii nga xam ne moom la prof bindoon il y a 30 ans bii xam ne Macky dem na ba daw ko. dama ko ne da ko bandum du fi jàll. parce que ñu doon ñëw sama bureau di ko saaga. di ko wax ne ay du bon la Macky jaam la lii la laa loola ñu ko doon wax. bi ñu demee ba gagné ba mbëkk leen ñoom ñu daanu. dañu ne way ne dëkk bandum mais ne comment ça. vous venez dans mon bureau pour dire toutes les mauvaises choses sur Macky. nous gagnons nous vous battons et puis ngeen ñëw ne dëkk bandum ñëw toog ci wetam. kon nañ def ndànk ñu delluwaat ci li nga xam ne. Sëñ Touba Masalikal Jinaan jëmmal na ko. maanaam le calme. jihaadu nafs. mais jihaadu nafs boobu. il faut que mu ànd ak xam-xam. kon bu fi kenn mere kenn noonu taxaw waxtaan di déglu Monseigneur Benjamin. d'accord di déglu am nga jàpp ni moo war a doon am taxawaayu tey conseil constitutionnel parce que ñëpp dañoo retenir fi mu ne nii seen souffle di xaar. conseil constitutionnel mu tranché par rapport ak li nga xamante ni moom mooy li am tey lan nga jàpp ni moo war a doon taxawaay conseil constitutionnel ci situation gi ñu nekk ni xam nga man nag comme taalibe man am na yoo xam ne aayuma ci maanaam man li ma gis mooy bu ma déggee sama camarade tin mu naan mooy article 22 Seydi Gassama mu naan article 44 nii na loolu du xam-xam li yàq Sénégal mooy tubaab yi dañ fi def benn gouvernance boo xam ne ñun bi ñu liggéeyee université ci suñu laboratoire de prospective bi ni ñuy wooyee loolu mooy GOI
c'est-à-dire gouvernance outil instrument faqat mooy uniquement loolu rek ci arab faqat donc ñoom gouvernance boobu symbole gouvernance boobu sama nit la de bëgg naa ko trop mooy Ismaïla Madior moom moo ne moom tailleur la moo ko wax de tailleur boobu mooy lan mooy loi bi boolewu ci ngëm boolewu ci ëllëg boolewu ci xam-xam daf ci boole rek ne loi bi yat la bu fekkee ne conseil constitutionnel comme ni ñu koy waxee foofu la nekk il faut que ñu xoolaat jikko suñu njiit yi ban bu fi kenn nekk di saaga conseil constitutionnel dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo defar affaire yi noonu kon man bëgguma dugg ci affaire ay conseil constitutionnel parce que bu dee jikko la rek mais loolu CEDEAO wax na ko CEDEAO nee na ku bëgg a bokk ci élection nañ ko bàyyi mu bokk Bougane wax na ko ñoom sëñ Mboub wax nañ ko ñoom ñëpp ñoom Gakou ñoom ñëpp wax nañ ko loolu mooy lan loolu mooy nite mais tubaab yi ñoom nite wuñu lu ñu wax mooy citoyen mooy lan contrat social homme-homme mais contrat social homme-homme boobu ñoom Rousseau ñoom Voltaire ñoom Montesquieu ñun moom la ñu doon intoxiqué bi ñu nekkee terminal au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. dañu intoxiqué de l'esprit des lois parce que bi ñu dugalee Masalik Jinaan en terminal prof bi daf nañu mais qu'est-ce que vous racontez là ñu ne ko mais Masalik Jinaan dafa leeral ne xam-xam ñaari yëf yu ñu boole la zahir bi ci biti baatin bi ci biti fiqh muy régulation sous forme de loi ak tasawuf haqiqa bi ensuite suraat ak lan sunna foog mu ànd ak tradition prophétique farata donc Mbacké Kadior en 1883 1883 je dis bien les lumières de Mbacké Kadior moom moo ñëw clarifier ne ñaar yooyu da nga koy boole Massalikul Jinaan leeral ko bu baax. d'accord al ilmu mooy vers 81 de Massalikul Jinaan al ilmu indal ulamaa yanqasim li zahirin wa batinin sirran kutib. am na solo xam-xam dafa boole. li ci biti. ak li ci biir. kon problème bi nga xam ne moom la Sénégal am. defe naa résumé nga ko sax. buñ ci mere kenn. man merewuma benn juge merewuma benn conseil constitutionnel. dama ne li nga xam ne moom la ñu tubaab yi ñëw teg dàq suñu mbaax nanu déem a waxtaanaat. muy Sonko. am na solo muy Macky. am na solo muy Mburoog Sow. muy je suis Charlie. ñoom ñëpp nañu àndandoo ak syndicat yi ñoom Sock ak ñoom ñëpp ñu àndandoo. ak ñoom Giro ñoom ñëpp ñu toog waxtaanee dëkk bi. te bañ ci dugal ci. assise amoon na fi waxtaanee woon ngeen dëkk bi mais malheureusement le président bi nga xam ne moo nekk en exercice est-ce qu'il avait tenu compte tey jii nii conclusion yi ngeen defoon ci lu jëm ci ëllëgu réew mi. déedéet assise yooyu. boo ko seetee ba seet ko. Malick Ndiaye di nekk foon de man jël si nañ ma ba sonn ma bañ ñett. lu waral loolu. assise nationale. du ma ko def. lu tax. ndaxte erreur bi nga xam ne moom la sénégalais yi def. sénégalais yoo xam ne respecté naa leen lool. mooy bi ñu demee ba. def li ñuy wax assemblée constituante. Ndar. 25 novembre. 58. ba 24 janvier. 59. dafa am loo xam ne dañ koo fàtte. mooy lii suñu mbaax. dañu jàpp rek di recopier rek. am na solo ay constitution jàpp. léegi ñu dugg ci beneen ce qui fait que donc man. conseil constitutionnel bi. respect rek laa am ci ñoom. muy DGE muy leneen waaye. nanu gaawantu.
ñu defaraat jikko. waxoon nga ko sànq lu am solo mu ngi noonu. ñu dugg si beneen ponk bi il ne reste que 5 minutes. voilà donc juste pour tënk rek. defe naa xalaatam la goo xam ne amaloon na ko ci benn jotaay goo xam ne sokkoon na ko Baye Omar Gueye. yaa ngi doon tënk ne la société sénégalaise est tout simplement en train d'être ensauvagée avec des problèmes faux qui en réalité dissimulent son véritable problème qui n'est rien d'autre que le basculement dans l'ère du non-travail avec toute une série de gens qui se sont enrichis sans travail ou ont pris des fonds auxquels ils n'avaient pas droit et qui font de la politique tout simplement pour se conserver defe naa lii rek tënk de li nga xamante ni moom nga doon leeral benn point bi mooy wàllu santé bi professeur d'université nga tey jii ni réew mi toll foo xamante ni on a des hôpitaux qui sont eux-mêmes maanaam malades système de santé bu nga xamante ni tey jii ni reflété wul fi jamono toll le minimum tey jii ni ci réew mi ci wàllu faju dañ ciy am ay jafe-jafe en tant que professeur ndax da nga am ay recommandations naka nga jàngatee boobu situation balaa ñoo terminer ci bërëbu mujj bi. leer bu baax gis nga li nga xam ne moom la sunu candidat bi le 12 février 2012. Macky Sall waat ci fooy bi. sunu candidat bi li mu waxoon. ci affaire santé bi. mais moom la ko professeur bi nag fii ni ko yow fu dëkk bi foo koy yóbbu. où va le Sénégal yaa ngi juum. ci affaire santé bi yëpp. yaa ngi juum ci économie bi. donc nag lii da nga kaa gisoon muy ñëw. déet du man rek de. attention de. d'accord man taalibe laa du man rek ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ci loolu. da ngeen koo gisoon boobu di wax ak ay professeurs. de médecine. ak fépp. di daje di waxtaan ay prof de droit. dañu ne réew mi buñ ci teelu la jóg léegi dana am fu mu egg. te bu boobaa. léegi nag waa ji dem keroog Tiwaawan. dégg naa di jooy foofu naan boy système bi daanu na mais bi hôpital Magatte Lô Linguère amee problème lu mu wax bi nga xam ne li xaalis bi waroon a dem ci sunu gaay yi ci réew mi am nañu ko jël muy suuf si muy ndàngaleer muy feneen muy pêcheurs yi ñoom ana passang fii di wax kon problème bi Sénégal am mooy nanu delloo siwaat ñu jël sunu jikko yi fi maam yi bàyyi ñu daal di xoolaat lu baax ci li ñu indil. lu am solo lépp foofu lay tënkuwaat mooy éducation bi. kon nag ñu dugal problème santé kon problème santé amul li am mooy lii nga xam ne moom la presse bi wane léegi dafa wane ne presse bi dafa commencé am doole parce que dafa am temps boo xam ne li daan xew Sédhiou presse bi du ko wax li daan xew lu garaaw Ziguinchor wala Ndar wala fenn kon léegi élément nouveau bi mooy information bi d'accord moo tax presse bi il faut les féliciter. Ah bon? Ce qui est nouveau c'est pas le fait que fukki bébé ak fukk ak juróom xaw ma ñaata gaañu déedéet li bees mooy léegi bu ne tuy rek presse bi génne ko bu njëkk te gis nga ni maanaam mooy ngëneel. yi doon garaaw bien sûr yi doon gën a garaaw presse bi du ko gis du ko yëg wala bu ko gisee bëgg ko wax rek directeur bi ñëw rek tënk kii bi ni ko étouffé bu fi wax kon démocratie bi ñuy wax démocratie ay naxe mbaay la rek li am mooy nañu delloo siwaat si jikko santé bi du moom rek santé bi étudiants yi nga xam ne dañu fay leen ñaari at foofu fay leen seen bourse mooy point bu mujj bi ci wàllu éducation bi soxna Aïcha foofu la ñuy terminer muy wàllu éducation bi peut-être moom domaine am la ndax it donte taalibe la jàppee boppam il est professeur d'université kon professeur ñu jeexale ak maanaam moo yi nga xamante ni moom mooy gangrène éducation mais yeneen ñeen danañ ci discuter danañ am temps beneen yoon waaw incha allah da ngay ñëwaat da ngay ñëwaat ba set waaw éducation bi ni mu parce que wàllu payoor gi chaque fois ñaxtu ay accords non respectés état bi naan def nañ li enseignant yi ne non état bi li mu wax amul finalement ñu ngi jëm ci solution définitive parce que li des ci trois semaines des examens alors professeur ñoom sawru c'est-à-dire que sawru il y a 2 semaines rek la ñu dajee ci waxtaan bu am solo ci Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS/FC moo doon def benn kii bu am solo le 1er mai mais man ak sawru ñoo fi toogoon sawru seen mais boo dégloo bu baax situation bi nga déglu léegi
gars yi li ñuy wax seen suuf si. nga dem Fuuta nga dem Casamance nga dem ci Joola yi nga dem fu nekk. suuf jàmbur yi ñuy jël mais c'est la même chose. abri provisoire yi. mais laa xaw la wala xawta. mais da leen voyager. ku voyager nga dem nga xool abri provisoire yi mais yow dafay doy waar. comme système d'accaparement bi. mooy boo déggee gars yi ñu ne oui joxe leen 40 milliards. dama naan mais gars yi li ñuy lekk ci 40 milliards yooyu ñaata la. donc accaparement bi mi ngi nii société d'accaparement bi. moom moo dem ba développé bu baax. lépp ci livre yi. ah lan mais qu'il y a 30 ans. dafa ne Ceddo et la société d'accaparement. bien sûr mais nag éthique ceddo bi. dafa am benn mbokk bu jógee bitim réew de. mbokk boobu kan la. kan la. mooy la doctrine sociale des loges franc-maçonniques. kon franc-maçon yi ak éthique ceddo bu ñu àndee mais ñoom bootul danañu jéem a daaneel église bi. lu lay def nañ ko pour liquider Sainte Jeanne. est-ce que am nañ doole boobu. déet non nañ ko waxee noonu rek c'est-à-dire que ñoom dafa am programme mu mais Ababacar Mboub wax na dëgg si nouveau droit. nouveau droit yi gars yi bëgg a dérouler. nouvel ordre mondial bi ñuy waajal. nouvel ordre mondial bi nga xam ne. ñi ngi koy jëmmal. di ko dérouler. mais kooku ñoo laan ko wax na ko. kon moom gars yi nga xam ne ñu ngi jéem a gëstu. alors ban taxawaay pour ñu terminer. pour faire face ci lii nga xamante ni nar na mën a. nañu def ndànk man dama bëgg ñu ànd ak tey. opposition. teyal pouvoir. teyal. Mahmoud Saleh yaa ngi may dégg ah. fee la Mahmoud. waaw nit ñi tout ça yaa ngi may dégg ah. ak ñoom Mor Ngom ñun ñoo defaroon bataille bi. deuxième alternance bi ñun moomuñu ko de. deuxième alternance bi dañu ne lépp loo xam ne. dafa jagadi woon ci parti socialiste. dañ koy defar. lépp lu jagadi woon ci PDS. dañ koy defar. kon deuxième alternance bi defaraat ko. mottali ko jëmmal ko. dafa soxla ñu boole zahir. baatin. fiq tasawuf. am na solo kon nanu góorgóorlu rek jàmm. comme ni ko sëñ Mountakha di waxee. comme ni ko monseigneur Benjamin di waxee. bu fi kenn tiire bal. bu fi kenn sànni xeer. na Sénégal delloo si xam-xam. ndaxte xam-xam mooy loolu. te résumé bi may def nag. mooy Sëriñ Touba moo ko leeral de. moo ko leeral. matlabul shifaay min kulli daa'i. daf ci leeral ne. bu fekkee da ngaa am problème bu garaaw nga bëgg a faj. wala tufaariq. matlabul shifaay bul fàtte mu li nga xam ne moo koy faj. loolu nag boo ko bëggee def. bul ci sonn. wa dum alayhi. fil masaa'i wa sabaa. wa axlis tanaal. shifaan wa falaq kon da nga am solution bi moo tax nanu defaraat suñu jikko yi. ñu dellu si nangoo waxtaan. moo tax par exemple samedi dégg naa am na Popenguine. mais sénégalais yi nañ dem Popenguine do question kii de Popenguine ñëpp a ko bokk. Marie sëñ Touba bind na poème bu garaaw ci Marie. Fausti boobu sëñ Touba moo ko bind benn catholique bind ko sëñ Touba moo wane Marie. doomu dooleem ak yëpp kon Popenguine bii ñuy wax loolu dafay defaraat suñu jikko yi. nit ñi dañoo woon Masalik. noonu la nit ñi war a jëmmal. li nga xam ne moom mooy nekk Popenguine. am na solo ak feneen ak feneen. am na solo kon nag. ñu fàttaleel Popenguine bi comme ni nga ko waxee dafay am incha allah te ñun Seneweb dinañ si am taxawaay bu yaato rawatina ñun. waa section féminine incha allah dinañ dem distribuer lépp. kon nañ góorgóorlu rek ay ndox ak ay man daal Sénégal daal bu góorgóorloo. muy. je suis Charlie. Roog Sow am na solo bu ñëpp góorgóorlu. am na solo danañu waxtaan suñu biir. d'accord. indiwaat xam-xam. lépp ci xam-xam ak waxtaan lay tënk professeur une dernière question ñu daal di tëj jotaay bi ndax da ngay ñëwaat incha allah ci bët set jamono yee passé li ko wundu sax mooy image bi doon daw démb ba tey moo di première dame Marième Faye Sall ak kii di président de la République mu nekk photo boo xam ne attiré na ñëpp jamono yee passé ñu dégg ci say kàddu nga ni première dame dafa jékki saay rek daw génn palais bi ana lu ko wundu woon. doo man rek du may tooñ
bi ma doon wax kooku ki ma doon waxal. ñun ñaar rek la woon. man loolu du ma ci dugg. dama bëgg a wax rek ne. ni ñu góorgóorlu rek. pour dellu si waat jikko. foofu laa waxee. waaye man affaire Mariam ak. image yi nii. waaw man daal yooyu man. Mariam ban relation ngeen am yéen ñaar. man daal relation bi ma am man. du Mariam ñun dañ daan dem kër sunu candidat bi. bu ñuy dem si kër sunu candidat bi. nga xam ne président amu fa. kuñ fa nuyu nga am teggin dañ lay fay. waaye ñun foofu lañ yem. kon daal nañu jàpp rek maanaam say biir wax avant président ak après président jikko yi dafa coppeeku. non c'est-à-dire que man sama biir wax li nga xam ne moom laa dem gëstu ji xam-xam di laajte mooy classe politique bi yëpp muy opposition muy pouvoir dafa am benn confrérie non déclarée boo xam ne moom moo làqatu seen gannaaw kooku franc-maçon yi la kon nañu leeral ne élection yi di ñëw maa ngi ñaan franc-maçon yi am nañu droit nekk franc-maçon de seen affaire la yéen ak seen borom yéen a koy seet waaye benn franc-maçon du fi nekk candidat te dindiwul li nga xam ne moo ko nëbbu muy ministre muy député muy directeur de presse muy journaliste muy professeur d'université kon nañu góorgóorlu rek ñu xam ne Sénégal il faut ñu waxtaanu jikko indi xam-xam bu boobaa Afrique danañ ko jox li nga xam ne mooy suñu mbaax te mbaax boobu dana dimbali ñëpp. am na solo merci beaucoup c'était professeur Malick Ndiaye oui c'est vous waaw macha allah taalibe kokki mais ñun professeur la ñuy mën wax rek ndax xam-xam bu bëri bi macha allah ak sa dayoo ci taalibe kokki daal taalibe daal moo ko dem di wuti xam-xam di gëstu di laxas loolu macha allah en tout cas c'est waaw très rapidement wala ci gouvernement bi non c'est-à-dire que ñoom Gaston Defferre li ñuy wax la loi cadre 56 la ñoom dañu installé loo xam ne taw ñoom Blaise Diagne la fi am gars yi dem nëbbutu yi ñi nga xam ne ñoo yóbbu Amadou Bamba Gabon ñan la mais franc-maçon yi la parce que dañu xool mu signé benn document xam naa benn yoon nañ ci discussion inchallah di nga ñëwaat bi ñu ko nee mu signé document mu ne leen du ko mos a def ñu envoyé ko ñeent pour mu signer ba mu ñëwee le jour même le 5 mu ne leen indi leen document bi ñu jox ko document bi rek mu signé ko xulwa daaw kon moom moo contre programme agenda franc-maçon am na solo en 1895 am na solo kon loolu am na léegi lu mat 125 ans kon nañu góorgóorlu ñu def ndànk am na solo ñu dellu si suñu xam-xam dellu si ci lu moom am na solo di dem Oussouye di dem Suna Karantaba di dem Fouta di dem Bodé di jëli suñu maam yi suñu mbaax jërëjëf professeur jërëjëf man maa leen di remercier c'est un plaisir de dalal la ci plateau ñu bàyyi la nga tàggatoo ñu la staan très rapidement ñu tëj émission bi non moi je dis mon camarade président wóor ko caméraman bi mënu ko jël. ko waaw. tàggatoo très rapidement rek waaw tàggatoo ñu la doon seetaan. c'est-à-dire que dama bëgg rek sunu camarade président comme noonu lañ koy wooye camarade président profession de foi baa ngi nii profession de foi bi nag Mahmoud Mimi Mor Ngom profession de foi bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko certifié bind ko du ma bàyyi ñoom El Hadj Kassé ñoom ñeneen am na solo kon loolu nañ ko jëmmal biñ koy mën a jëmmal Maguette Ngom yaa ngi may dégg de d'enfant ñoom ñëpp comme nañu góorgóorlu rek ñu dellu si parce que deuxième alternance bi Macky 2012 moomu ko deuxième alternance bi bilan lu baax li fi PS defoon dañ koy jël lu bon li yàqu dañ koy defar lu baax li fi Wade defar dañ koy jël lu bon li nga xam ne moom la ñu jaxasee Wade dañ koy dindi kon deuxième alternance bi nañ ko jéem a defar te xam ne Macky moomu ko Mimi Touré moomu ko kenn moomu ko ñu ko moom mooy ñëpp jërëjëf professeur merci beaucoup professeur c'est un plaisir de dalal la ci plateau bi bu baax a baax on se dit à très bientôt inchallah nga ñëw mais journaliste yi wax naa leen ne li bees ci dëkk bi mooy léegi lu xew lu grave
journalistes yi am nañu capacité génne ko. loolu moo fi manqué woon. jërëjëf professeur loolu moo fi manqué woon de. yéen ñii lañu war a wax jërëjëf. merci beaucoup professeur Malick Ndiaye ma bàyyi mu daanelee rek ci loolu mu wax ni évolution am na ci wàllu journalisme bu Sénégal defe naa loolu mooy sunu cër te dinañ jël suñu kem kattan jéem a matal boobu mission fi ñuy tàggatoo rek mooy dañuy jaajëfal humilité am jaajëfal woyof bi nga xamante ni moom la ñu woon jàppee boppam sax taalibe te il est un professeur émérite ci réew mi ci Afrique ak ci àddina di ko jaajëfal ci wisu mais nag naa leen booleel ministère de l'intérieur yéen a wax ma dindi sama masque am na geste barrière am na diffuseur am na di la jaajëfal merci sekk jotaay bët set di jox dig daje mboolem internautes yi nga xamante ni ñoo safoo bët set safoo maanaam programme Seneweb TV di leen jox dig daje ëllëg di leen masawu te di leen jaajëfal ba ëllëg dama incha allah ci beneen gàllu bët set professeur may ñu ko dégg àndandoo ak yow donc Fatima à mercredi incha allah ci beneen njaboot waaw Aïcha man mercredi prochain laa leen jox rendez-vous incha allah ci beneen demo njaboot xam naa bu ñuy tëj sax Babacar mën nañu ko may fii Sanex di waxee ni wen dafa am solo parce que yaay ji li mu doon doom ji tamit dañ ci doom day identifié wu ci parents yi rek ba mercredi prochain incha allah mu ngi noonu Miss Eva Fall Miss Buzz à demain à demain di nuyu ñi nga xam di tàggu ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan di leen jaajëfal di jaajëfal sama naataango yu ma seqaloon plateau bi dig daje ëllëg lay doon ci yeneen Actubuzz xaar leen ci seen tour nag. Inch'Allah mu ngi noonu c'était un plaisir de vous présenter votre matinale bi nga xam ne yéen a ko taamu votre première matinale digitale du Sénégal fii rek lay amee ci Seneweb TV restez scotché ci suñu programme tout au long de la journée di ngeen am tolluwaay également di ngeen am ultimatum naka noonu yeneen émission yi fi am on vous dit à demain Inch'Allah sans balaa ñuy tëj dinañ remercier ñi nga xam ne ñooy équipe technique bi bu dul woon ñoom rek yaakaar naa dara du yemb Mouhamadou Diallo ci coordination bi cadrage bi Omar Sakho Aliou Ba régie Babacar Ndiaye ak Ahmed Ndoye on vous dit à demain Inch'Allah excellente journée à tous bye bye. yenn femmes yi bu ma leen naree takk toog bañ a am femme ma ko gënal ndax ween dafa important ci jigéen ween moom soo wàcce ne boo xasee ba toqantoloo benn mbir la nga nàmp rek nga ci bu fekkee sa yaay escroc la